Merci beaucoup. Merci beaucoup DJ Da. Assalamu alaikum mbokk Jobas. Nu yaare jam o fogole Jobas. Nun wayne jam. Nu jaga jam a paax. Yasam jam ni. Yasam ko kina bugna taref paax yasam roga fiyan goten. Yasam o xugarna mene soxla nu atona tawek o xoxof yasam roga xenanin a jomtin bata xenit na bugit anona. Yasam xacaaj a xen def maak yasam it maak yu miñ fo in yam mo maakit a faaxano sax i kontaan a paax ngar mbaami fu nun xaye ngar kam saax in ngar kam fog in yakarame ya i mbi'a tourner bo ndiik musimo xoto micro le ya sereer mais xaye dayama day kontaanam parce que kam gar kam foges fo oy ka fel o bok ka fel te taxe garuma faamir fo nuun waago lay jokono le ame yoga jam fierté yo yasam roga xaña nuun men mbokk yi ma nuyuwaat leen bu baax sant leen gërëm leen ci teewaay bi di nuyu kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp ak kilifa aada yi ku teew ak ku teewul ku sori ak ku jege fu waay nekk jox nañ la loxo jox la sa wàccuwaay nuyu la ziar la ñaanal la sakku ci yow ñaan baalu la ak te baal la ak di gërëmaat encore une fois waa Diobass yëpp di am fierté ak contentement ñëw fii tey comme niñ koy defee présidente wax na ko 22 mai ba léegi amul benn week-end boo xam ne dinañu fekk Dakar week-end passé rek la woon te Koungheul lañ waroon dem ñu mujj a annuler seen lancement mais 22 mai ba léegi ñu ngi partout à travers le pays di def ay tournées di waxtaan ak jeunes yi di waxtaan ak femmes yi parce que ñun Sénégal moo ñu ñor ñu nekk ay ndaw mon frère Lamine wax na ko le chargé de communication maa ngi koy nuyu bu baax rafetluwaat kaddu nee na ndaw mooy développement wax na ko dinaa ci ñëwaat ci biir thème bi donc noonu lañ koy doxalee partout à travers le pays ba tey ñu dox ba ñëw ba ci Diobass fekk si fi koo xam ne bu mu gisee mouvement IJAD ak ay réalisation à travers internet ci la ñu contacté ni ñu lii kat lu baax la te dama koy yóbbu sama dëkk muy Bernadette Pouye ñu gunge ko mat na ak léegi bu muy waxtaan ci IJAD yaakaar naa maak moom sax partagé nañ plateau 2STV bu ñuy dem dama kon nag bëgguma nga nekk foofu di tàgg Diobass ne lii laa fa bëgg a parce que li waxataanam yëpp Diobass la ko tënk donc mu nekk koo xam ne Diobass rek a ko sopp Diobass rek la bëgg moom rek lay waxtaanee ñu fas yéene gunge ko ci lu ñu mën parce que tamit jóg na taxaw teel na comprendre ne service bi nga mën a rendre sa société gaa sa yéene dina fa egg tey jii bu sañoon képp ku yeewoo Diobass tey ngay jeune day yëkkati visa ne la laaj la ban dëkk nga bëgg a dem ci àdduna nga wax ko mu yëkkati jox la ko képp ku fii mag ngay chrétien mu yëkkati la visa jox la ne la demal Rome ngay julit mu yëkkati visa jox la ne la demal Makka nga ziyaar ji Seydina Mohamed loolu mooy yéeneem ci biir Diobass mais au-delà de ça comprendre na ne nit ki gaa yàlla suñu borom day fay yéene mais jëf moo ëpp doole yéene bu àndul ak jëf mu jóg taxaw tey fas yéene ànd ak yéen ànd ak mouvement IJAD doxal projet yi nga xamante ne ñu ngi koy doxal partout à travers le pays mu indi ko fii ci Diobass loolu mooy mbébétam te incha allahu rabi ñoom dinañ ko ci gunge te xam naa ne waa Diobass également dinañ ko ci gunge ñun nag daa am lu ma faral di wax waruñu meeting bi nga xamante ne nii defuñu meeting bi nga xam ne dangay dajale ay nit caméra yi di caméra ay junni nit daje fa di tàccoo di fecc di woy buñ fa jógee ku nekk ñibbi ndaje ba du la jëriñ dara bëgguñu également nombre bi nga xam ne dañuy fas yéene liggéey bu ñu waxtaanee desul lu dul solo ba rafet ñëw toog ñëpp ñëw di déglu bu ñu ñibbee ñu fàtte loolu soxlawuñu mbooloo boobu
kon même bu fekkee juróomi nit la na juróomi nit yooyu dégg ñun lu ñuy wax lan la ñu jàpp li ñuy wax ñu jëfe ko defaru ci ñun ñoo ñu gënal defar kenn nit kese ci biir Diobass fierté la ci ñun moo tax wëruñu mbooloo boo nga xam ne dañuy tànt koñ ba koñ ñu ñëw toog te duñ ca defar kenn ñun soxlawuñ loolu même bu dee ñaari nit la nañ leen defar donc sant nañ leen bu baax ci teewaay bi Bernadette est une fierté pour une jeunesse, est une fierté pour un village ou pour une ville, mais aussi c'est une fierté pour un pays. Parce que son ambition va au-delà de ses limites. Nit ko ambitieuse la xam naa ci dara donc gunge leen ko ci projet yi elle est à Dakar mais xelam yépp mu ngi Diobass muy xalaat yan projet laa mën a indi pour changer sama visage yu dëkk donc gunge leen ko gunge boobu nag du yëkkati ay xaalis di ko jox wala bu wootee nga teew déedéet gunge bi daa dem ba ci xel ku gis ne lii kat boo ko waxee Diobass mu taxaw ci ak jeunes yi réaliser ko Diobass dina avancer wax leen ko nga gis ne Diobass boo ko woowee téléphone ne ko au lieu ngay taxawee nii wala ngay waxee nii taxaweel nii waxeel ne lépp parce que tey cadre wax naa leen léegi ne dem na 2STV def na émission ak waa Diobass TV ak ay yeneen i rajo yeneen i télé comme cadre la fi kilifa yi di toog di wax daf fay toog di wax te it xale la nag ci at xale la également parce que tamit jigéen la donc am na ay limites par rapport à ça gunge leen ko ngeen motiver waat ko nga xam ngeen xam ne seen doom la yéen a ko war a gunge en tout cas ñun suñu fierté te kontaan nañ ci moom sonn nañ gaa mais boo xool ñu fanaan fi suba ñu def set setal Diobass sax on le fera parce que jaar nañ ko gis nañ ambition ak taxawaayam ci mouvement usage donc Bernadette la coordinatrice on est très fiers de vous. Au-delà de ça dama remercier encore une fois les membres de la commission nationale Mamadou Sène la présidente stagiaire de la bonne marche ñi nga xam ne ñun ñooy def tournée nationale fu ne ña la ñuy dem ñu nekk ay jeunes yu ambitieux teel a comprendre ne service bi nga mën a rendre sa dëkk mooy jóg taxaw liggéeyu ko te bañ cee xaar kenn la nga mën a sa dëkk jógal nga nekk ci présidente wax na ko nee na critique avancé wul dëkk elle a raison gisaguñ benn dëkk boo xam ne daa taxaw rafet wax ak critique sànni xeer ak lakki panneau développé ko amul ci àdduna dëkk ñaar rek a koy développé mooy sakku xam-xam ak liggéey te ñaar yi kenn nit moo ko mën a def ci mbooloo mi du ci màgget du ci xale jeune moo ko mën a def jeune moo am doole liggéey jeune moo am comment dire force sakku xam-xam te lii rek moo mën a téye jeune mu tabax ndawam ba mag di jàppale dëkkam ba dëkk fi ba jóge fi te woyam des te dëkk ba donc ku nekk jeune bu nekk na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu bañ rek di ranger wu di naan maire bi moo war a def lii defu ko président moo war a def lii defu ko exactement am nañ bor boo xam ne dañ ko war a remplir parce que ñun ñoo leen légué ñun ñoo leen jox mandat mais ñun également am nañ loo xam ne war nañ ko mën a defal suñu dëkk au-delà de l'ambition ou les objectifs du président de la République ñun am na loo xam ne war nañ ko def buñ ci xaar kenn donc jeune bu nekk na nga gëm loolu jàpp ko di ko dund chaque jour que jëfee mais remercier également ce frère Da moom it jeune bu ambitieux la bu ñuy doog a installé mouvement usage ñëw na bi Marie seet si ma ñu toog waxtaan nañ lu mat 2 heures de temps mu tegal ma ay projet yu bëri man naw ko ci lool respecté ko ci parce que gis ne nag nit la am solo mooy nga ñëw fekkoo fi dara nga jaayante ba def fa dara boobu di jëriñ doomi aadama yi loolu mooy fierté te yonent yi fi jaar yëpp lii lañ doon xeex mu yonent yàlla Insa mu yonent yàlla Seydina Mohamed yonent yi fi jaar yëpp lii lañ doon xeex dañoo ñëwoon ci pour tabax ñëwoon woon pour toj de dañoo ñëwoon pour tabax lu baax loolu exactement moo ma taroy te ku nekk danga ko fee war a def parce que kenn dëkku fii dañ fee jaar rek donc nañ fi def loo xamante ne nii suba boo demee ca béréb bu dëgg ba nga fekk fa dëkk fekk dëgg boobu yaa ko fi liggéey mais nag am na nit lu muy toogee ci àdduna da nga dem ca béréb bu dëgg ba fekk fa ay caaxaan te àndul dañ ko bàyyi xel bu baax a baax muy mag bi muy xale bi te li gën a noble ci mission doomi aadama ci àdduna mooy rendre service doomi aadama bi nga xam ne yàlla suñu borom moo ko bind te ci li mu bind yépp moom moo waxal boppam ne li ma bind yépp muy ajjana muy jinne muy malaaka ak lépp lu monti doon muy garab muy mala doomi aadama moo ma ci gënal moom rek la ci gën a tab donc doomi aadama na fonk moromam Sénégal commencé na di perte ay valeurs yu bëree bëri
yoo xam ne tey jeunes yi ñoo koy perteloo Sénégal parce que ñoom ñoo koy foulé au pied alors que valeur yooyu dafa war a dellusiwaat li ci mel ni courtoisie bi am diggante chrétien bi ak musulman bi cette fraternité on est des frères ñun ñëpp benn yoon bi la ñuy aw muy yoon bu baax bi jullit bi lañ lay digal mooy toppal yoon bu baax chrétien bi lañ koy wax mooy toppal yoon bu baax kon ñun ñëpp bu ñu àndee nekk ci yoon bu baax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañ bàyyi discours murit yi defuñu lii wala chrétiens yi ñoo def lii wala séeréer yi ñoo def lii wala joola yi ñoo def lii wala pël yi ñoo def lii nit lañ wax teg ci sénégalais ñu bokk ndey bokk bàyyi nit rek lañu donc nañu rafetal suñu diggante parce que wax yooyu tôt ou tard fu ne jooytu naa ko télé bu ne wax naa ko fi dina mos a jur jéewo Sénégal dañ koy wax te xamuñu tanaay ak aboutissant yi te chaque jour ñu dégg ko waruñ def distinction entre kii murit la wala kii tijaan la wala kii chrétien la waruñ def distinction boobu doomu adam boo jàkkaarloo xamal ne kii nit la rek point maintenant jullit la wala chrétien la loolu moom la concerne c'est une question de croyance c'est une question de foi qui ne relève pas d'un jugement extérieur mais plutôt un jugement purement personnel et intérieur donc nañ ko bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñun à chaque fois bu ñu waxee question de développement mouvement UJAD amul ay moyens pour tabax ay tali wala mu indi ay industries yu nga xam ne day employer tous les jeunes de Diobass mais suñu première ambition mooy quoi mooy que ne le développement est d'abord avant tout une question personnelle avant d'être une question collective boo waxee question personnelle on renvoie le développement comme étant une affaire bi nga xam ne Joseph Kizé boo listoon yi waxoon na ko nee na on ne développe pas mais plutôt on se développe nit ki yow yaay xool développement ban posture nga ci war a taxaw est-ce que dañoo war a nekk jeune bi nga xam ne dañoo war toog rek di xalaat ne parti pouvoir war na def li defu ko wala opposant yi waroon na def li defu ko ñu wàcc ci tali bi di sànni xeer di tëj ay vite wala dañoo nekk jeune bi nga xamante ne suñu posture dañ ko war a respecter ci dëkk bi nekk des personnes de responsables très responsables des personnes éthiques des personnes dignes des personnes yi nga xamante ne fi ñuy jëlee la responsabilité ou fi ñuy jëlee les tenants et les aboutissants les grandes décisions yi nga xam ne mooy doxal dëkk bi jeune bi dañ faa war a toog et si on se responsabilise pas on peut pas mënuñ toog foofu parce que c'est une question de responsabilité donc du ma doog waxtaan bi mais dañuy dal suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi doog a egg si ñu leen di